Ici. waaw dañuy d'abord féliciter Leewtoo ci affiche bi nga xam ne décroché na ko muy diggante Boy Niang ak ki nga xam ne moom moo di Tapha Tine mu nekk combat bu nga xam ne vraiment tey jii bu ñuy xool logique gu làmb rek moom moo leen boole. parce que ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk def nga carrière bu nga xam ne ak performance yu nga xam ne egg nga au sommet Boy Niang egg na au sommet ki nga xam ne aussi moom mooy Tapha Tine egg na au sommet tey jii Tapha Tine dafa amoon problème mu adversaire parce que koo ko booleel pratiquement dafa xawoon a jafe depuis mu bëre ak Yékini Junior ba léegi amaatul combat donc ku jafe utal combat la Boy Niang aussi nekk adversaire bu nga xamante ni coriace na ñu bëri balaa ñuy jël avance am dañ koy xoolaat bu baax mu nekk xale bu nga xam ne intelligence am foo ko natt ci làmb passé na ko macha allah donc mu nekk ñaari adversaires yu nga xam ne aussi boo xoolee seen parcours am na sax ay adversaires yu leen boole parce que booy xool Boy Niang numéro 2 daan na ku mel ni Sa Kajoor Tapha Tine daan na ku mel ni Sa Kajoor donc ñoom ñaar ku ci nekk jëflante nga ak guy gi ku ci nekk am nga ci ndam je pense donc tey jii toll nañu fu nga xamante ni nii combat bu logique la te ku ci nekk ci ñoom dafa am fu sa bët toll ci làmb combat la bu nga xam ni daf leen di c'est un palier bu nga xam ne foog nga franchir ko pour egg ci objectif bi nga bëgg parce que tey Boy Niang boo ko yeewee guddi nga ne ko loo bëgg mu ne roi des arènes Tapha Tine boo ko yeeyee heure boo ko munti yee boo ko ne loo bëgg mu ne roi des arènes te combat bi mooy combat bi leen di yóbbu ci sommet boobu donc du nekk combat bu yomb ñoom ñaar seen jëflante ak Leewtoo aussi ça ne date pas d'aujourd'hui parce que tey moom Boy Niang Leewtoo tëgg na ko digganteem ak Sa Thiès mu jik ko lool mu am ci ndam ki nga xam ne mooy Tapha Tine Leewtoo tëgg na ko digganteem ak Yékini Junior mu am ci ndam donc bu Leewtoo ñëwee waxtaanaat ak ñoom juboo ak ñoom c'est parce que lañ jëflante woon dara ñaawu ci donc ça veut dire que tey l'un dans l'autre c'est un combat bu nga xam ne vraiment c'est dicté par la marche de l'arène plébiscité par les amateurs et puis ce sera une opposition de style parce que ku xam Boy Niang xam ni c'est l'intelligence en mouvement ku xam ki nga xam ne mooy Tapha Tine xam ni c'est la puissance c'est la bagarre donc combat la bu nga xam ne dina neex lool dina metti lool. mais combat bi am na favori. non pour l'instant mënaguñu tudd ay favori yu mel noonu nañu bàyyi bañ dawal bu ci kanam ba nga xam ne ñoom ñaar ñëpp liggéey nañu ba ñu xool leen bu boobaa ngay mën a wax mais fi mu ne lu ci nit waxit spéculation lay doon wala nga waxee sa xol donc ce sont deux lutteurs yi nga xam ne ku ne mën na daan sa morom mais après lu bëri mi ngi dépendre ci préparation bi la préparation sera déterminante pour xool ñoom ñaar kan moo si mën a gagner sa morom ku la ci gën a baax préparation moom mooy jël ndam li. waaw muy combat boo xamante ne nii combat bu jaadu la. d'ailleurs bi mu taxawee ba léegi képp kuy dund làmb yaa ngi koy bàyyi xel di ci naan ataaye loolu nag moo ak làmb ñoo ànd ndax ñaari ndaanaan la ñoo xamante ne nii wane nañ seen bopp ci làmb kenn dootu leen laajte koñ bu ñu dajee war nañu mën a daje benn moment sax Tapha Tine buggutoon a bëreeg Boy Niang mais Boy Niang daa wane boppam ba kenn mënatu ko bañ ci làmb parce que bu fekkee buñ dee dox combat Boy Niang ak Balla Gaye ci benn saison te Balla Gaye daan Tapha Tine kon Tapha Tine du mat a wax mooy wane ne ñoom ñaar prouvé nañ ba làmb boole leen muy combat boo xamante ne combat jànq la kenn ku ci ne am loo bëgg a wane moo lay wane combat la boo xam ne combat du yomb ñoom ñaar ñëpp ay ndaanaan lañu mais loo ci mënti dégg daal Tapha Tine mooy VIP boo xamante ni mbër yu bëri bokk na ak ñoom adversaire mais nanguwu ñoo bëre ak moom Boy Niang di ndaanaan boo xamante ni nee na làmb bëgguma cee doon favori su ma sañoon toujours dañ may wax doo favori ndax wane na ko ci combat ak Sa Thiès Tapha Tine wane beneen xar kanam ci bi mu ne sama morom yi nanguwuñ maa jël Tapha Tine ne ko Yékini Junior ne ko 2007 lañ daje woon dama laa soxlawaat mu ne ko buñ dajewaatee du baax te Yékini Junior ci génération boobu la bokk muy ndaanaan boo xamante ni ko jël bàyyi xool ndax day xeex day bëre Boy Niang nag dafa gaaw te mbër mu gaaw ku mënta daan amul moo lay wane ne combat bi du yomb. waaw ñu ñëw ci Boy Niang. Boy Niang ñu doon wax combat mook Balla Gaye ñu bari naan Tapha Tine poids bi prolonge bi mais est-ce que ku ñu doon wax yaag Balla Gaye war nañ la jox Tapha Tine nga am loo si yox yóbbu moo tax da ko wax naa ko léegi bi may commencé nee naa la moo lay wane Tapha Tine mënutoon a bañ Boy Niang ndax bu demee ba combat Boy Niang ak Balla Gaye di actualité kon Tapha Tine Boy Niang du ma ta wax te Balla Gaye waaw moo lay wane combat bu jaadu la
loo ci mënti dégg rek nit ñi danaan Boy Niang nan la mën a def Tapha Tine ndax attan na ko ñi ne mënuñ ci moom dara da koo jël rek Boy Niang ne leen gëwma loolu moo lay wane combat la boo xamante ne combat bu ñooy fi mu bëgg a dem foog mu am nu mu def ak Tapha Tine. non Boy Niang ne na waa Pikine dañ koy yónni yàkkamte ko te it nag am na ci loo xamante ni depuis ba mu rëccee Eumeu Sène ñoo moom ak Ama ku ne da ngaa gëm ne da nga ko war a delloo si waat muy titre bi Tapha Tine nag topp ci di daw ba léegi ñi ko yor moom ñoom bokk nañuy adversaire mais nanguwu ñoo bëre ak moom moo lay wane combat la bu doy moom Tapha Tine ay morom nanguñ ko jël ñu bari ne dafa def risque jël Boy Niang lan ngay wax ci loolu. waaw lamb amul risque lamb moom mbër bu ngeen demee bokki adversaire rek lamb boole na leen te guy gi boole na leen waaye it munoo lim VIP yi tudd 10 meilleurs lutteurs yi te boole woo ci Boy Niang kon bokk na ci ñoom wax naa la ko léegi ne Tapha Tine li tax yenn VIP yi nanguñ koo jël damaa jaaxal parce que munoo bokk ak mbër sa génération ay adversaire te nangu ñoo bëri ak yow Tapha Tine moo Eumeu Sène bokk nañu adversaire te ba léegi seen combat mënul ne moo Gris Bordeaux bokk nañu adversaire te ba léegi seen combat mënul ne kon léegi lan mooy problème bi moo tax yoon wi gudd na moo tax mu bëgg a wane boppam ne nag que mënuma toog di xaar ndax dimanche boo toog bëree woo ko at yi du la fi xaar doole ji du la fi xaar làmb temps la moo lay wan ne te Boy Niang ku bëreewul ak moom léegi it mën ngaa dem ba soxla ko mu romb la. mais ñoom ñaar di ay bërekat day xeexkat mais style yi bokkuñu lan nga ñu mën a wax ci loolu. li wax naa la léegi ne Tapha Tine caaxaan daanu ko ndax poids lourd buy xeex di bëre Boy Niang dafa gaaw ci ay action te mbër mu gaawee ku mënta daan amul moo lay wane ku ci sàggan rek sa morom daan na dem yoonam. mais kon yow bu la déggee mooy 50-50 ngay jox. yee ku juum daanu ku ci boo Tapha Tine bu mu naagu Boy Niang it na xam ne ki muy dajeeg poids lourd bu mën a xeex la te mën naa bëre. salaamaaleykum papa maa ngi leen di la siyaare. doom maa ngi lay fay. te ñëw si li nga xamante ne te mooy diggante Tapha Tine ak ki nga xamante ne mooy Boy Niang muy làmb joo xamante ne làmb ju neex la mën nañ ne làmb ñëwaat na place am parce que semaine bi ñu ngi dégg ay combat am solo yu taxaw mais ñu ñëw si li nga xamante ne mooy Tapha Tine ki nga xamante Tapha Tine Boy Niang te làmb jooju ñoo ko gisee. amee kontaan ci santaat yàlla bu baax julli ci Baye Laye ak Seydi di ñaanal structure bi di Leewtoo yàlla may leen doole ak kattan ak réussite ci li ñuy def parce que tollu woon na benn jamono ñuy wax diggante Sa Thiès ak Boy Niang alors man sax dem naa ba di wax ni il n'y a pas de promoteur crédible pour mun a tëgg combat boobu mais bi Leewtoo ñëwee daf ko réussir boole ko yeneen 5 combats muy 6 combats ci saison boobu kon xam nga structure bu mel ni Leewtoo nekk na koo xam ne dañ ko war a ñaanal yàlla mu am doole am réussite ci li muy def parce que boo xam ne chaque fois suñu amee problème rek soo ñëwee décanter situation bi ku mel noonu nag vraiment dañ ko war di ko ñaanal xam nga bu ñu delloo tuuti ci ginnaaw Boy Niang ak Balla Gaye lañ doon wax yàlla tudd ko yàlla li mu tudd mooy Boy Niang ak Tapha Tine Tapha Tine nag nekk un très grand champion nekk sunu doom Boy Niang nekk sunu doom muy combat boo xam ne lamb moo ko soxla lamb moo ko soxla parce que Balla Gaye d'abord bëri na ak Tapha Tine daan ko bërki dem mooy Njaay la Boy Niang la woon ak Lac de Guiers Lac de Guiers bëri na ak Tapha Tine daan ko kon loolu ba nekk dafay nekkaat toujours rek ñun concours pour ñun bu nit ñi di wax ay risque man gisuma foofu risque parce que Boy Niang amul benn moromam boo xam ne mënata na ñëw toog naan diw nga war a bëreel ñi mu àndaloon yëpp collège boobu yëpp moom ak Ama Baldé ñoo ci génn nekk ci kaw ñu ci des féete leen suuf kon moom obligatoirement VIP rek la war a mën a bëreel pour le moment. dañuy toujours ñu naan combat bi risque la ci kaw Boy Niang. waaw risque boobu laa lay wax ni mënul nekk risque ban mbër nga ma mën a waxal boo xam ne da nga ne Boy Niang dafa war a bëreeg kooku ba pare doog a ñëw bëreeg Tapha Tine amul li ko wër yëpp ñoom collège lañu boo xam ne Bécaye Mbaye moo leen invité woon bi mu leen invité ñoom Lac Rose ci la ñu bokkoon ñoom Pam Morlo ci la ñu bokkoon ñoom Sa Thiès ñoom Ama Baldé ñoom Guy gi mais tey jii sooy xool Boy Niang ak Ama Baldé ñoo nekk ci kaw ñi ci respecté leen suuf kon risque amu ci te man yéen toujours ngeen dégg ma ne bu fekkee da nga def da nga passé première dem terminal yaa nga dégg def examen bac at mi woo dootoo delluwaat encore première da ngay dem defiwaat bac non kon loolu moo tax moom obligatoirement dafa war a rester dans les VIP parce que li mu waroon def ci ginnaaw yëpp def na ko il a tout balayé léegi nag
bëreeg ñeneen ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee les VIP loolu moo ci des. mais da ngay dégg ñoom mooy amateur yi ñu ne combat bi bu Tapha Tine téye boppam dina nekk combat bu soof. bu Tapha Tine téye boppam bon généralement nag xam nga Boy Niang moom yéen gis ngeen bëgg dem moo Ndiaye Lac de Guiers ak Boy Niang. Boy Niang était très actif ci combat bi au départ dans les 15 premières minutes mais puisque Lac de Guiers deful benn geste loolu moo xaw a soofal combat bi mais su fekkoon yéen ñi toogoon di seetaan gis ngeen li Boy Niang doon def ci 15 premières minutes yi que Lac de Guiers loolu la doon def kon yaakaar naa ni combat boobu kenn du ci wax waxu soof moom mooy attaqué moo ko touché moo ko yóbbu ardo yaa nga dégg te mooy song Tapha Tine je pense que moom tamit yaa nga dégg dee sax nit ñi xamee wuñ ko loolu. waaw Tapha Tine mbëru benn lay bëri te Boy Niang day bëgg a curux carax pour jumloo la. waaw loolu moom ci côté stratégie nga may wax foofu boobu yooyu moom dañ koy denc mais li nga xam ne nag moom mën nañ ko wax mooy Tapha Tine c'est un très grand champion te en général il n'est pas attentif yaa nga dégg à part nit bu fekkee ne am na ay défaite des fois mu am il faut nga changer sa stratégie waaye nag ragal naa ne combat boobu mooy dàq Balla Gaye bu Gris Bordeaux waaw Boy Niang Tapha Tine. combat bi lañ na Boy Niang yokk poids bi ba 10. non Boy Niang moom ni mu war a mel rek lay mel bi nit ñi di tëb kenn ku nekk di daw ñun dañoo fexe ba moom mu maintenir formam di ut muscle xam nga kenn du wax ne nit ki dafa naan dara yaa nga dégg te toujours yaa ngi ko gis muy développé chaque fois soo ñëwee ci làmb gis nga ne Boy Niang changé na ni mu mel tey moo gën ni mu meloon démb yaa ngi dégg sax ci combat ak Lac de Guiers ñu naan dafa sonnoon ak yu mel noonu mais sonnul dañoo changé stratégie am ni mu commencé woon continuer wu ko ñu avertir ko mais du woon coono boo xamante ni maanaam mënatul woon a bëri ci combat bi déedéet loolu moom amu fa waaw. Boy Niang bu bëggee jàpp Tapha Tine il faut mu jël ko woon. bon ba tey yaa ngi dugg ci côté technique foofu moom du ma fa mën a wax xam nga am lan laa lay wax ñaanal Leewtoo mu réussir journée yi mu war a def ci saison bi parce que Leewtoo bu réussir rek lamb day dox parce que benn saison nga tëgg ci 6 combats ah loolu promoteurs yi ko mën sax defuñu ko kon moom dong moo fi wane ni mën na ci benn saison mu tëgg 5 grands combats tey jii bu ñu mënee toog ñu naan situation bi dina doy waar parce que saison bi soo moytul Boy Niang du bëree soo moytul kële du bëree Tapha Tine mu ñëw boolewaat leen